10h00 suñ ko ubbee 13h30 ñu clôturé incha allahu rabbi nañ bay panélistes yi ñu waxtaan bi nañ ci weccante xalaat toll ci waxtu beneen waxtu bi ñu indi ay solution bi ci des itam jéem indi ay recommandation ak perspective après ñu daal di tëj waxtaan wi jërë ngeen jëf kon nag bee dafa gudd mais bi yoon 3h30 rek lañ waxtaan bi di duré ngeen ziar di leen balu àq di leen bal àq jërë ngeen jëf man la Sidi Ba allo bokki info sincère yaakaar naa ni yow ngeen ci jàmm di ñaanal ku ne ci yéen kenn lu jàmm di leen fàttali rek tey bu 10h jotee ñu amay gan yu tedd yu fi war a ñu waxtaan ak ñun ci mbirum marché yi moo di lu muy tëj yan incidence yan jafe-jafe dañu jural ñun béykat yi maanaam suñu benn jigéen bu dëkk Ndar di soxna Yaram Fall di présidente collège des jeunes membre FENAGIPES ak suñu beneen xarit bu dëkk Ziguinchor tudd Abdoul Aziz Badji nekk ci président CRCR bu Ziguinchor en même temps secrétaire général FONGS ñaan seen apport ñaan seen jàpp ci panel bi merci beaucoup et à 10h incha allahu rabbi 10h00 ngeen commencé ubbi panel bi. maa ngi tudd Abdou Aziz Badji nekku béykat ci goxu Casamance même bu dee dañuy yaru nag ak béy ak xar yi mais bokkuñu façon yar ndax ñun fii on est des agropasteurs on est dans la plantation ñu ngi ci jëmbat garab yi ñu ngi ci béy ceeb ñu ngi ci yar ñu ngi ci géej ba ñu ngi ci àll bi di foraatu te dama faral di wax ne li gën a indi dund ci kër yi mu ngi jóge ci àll bi. waaw Sidi loolu question bu am solo la man dama gis ni loo gis rek question d'organisation la parce que bu ñu xoolee luuma yi ni ñu fi doon dajaloowee communauté rurale bu mu nekk wala goxaan bu mu nekk nu xool nu ñu koy organiser parce que comme dañu wax ni feebar bi dafa am ay gestes barrières yoo xam da nga koy def muy ci wàllu takk masque bi ba ñu nuyoo waki yooyu ak distanciation bi man dama xalaat ni mesure yooyu bu nu ko jëloon ci ndimbalu sunu autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci goxaan yi xool nu nu koy organiser bu nu xoolee luuma bi parce que booy xool luuma yi zone de production yi booy xool liñ fay jaay luñ fay bay wala luñ fay sàmm wala luñ fay produire mooy gën a fës ci luuma yi kon bu nu gisee ni luuma bii bu nu demee luuma Daara Jolof boo ko xoolee da ngay gis ni élevage moo fay gën a dox xëy na ñeneen ni dañuy jaay si waat nu xool nu nu koy organiser de telle sorte que nu jël si dans la zone des Niayes ñoom nu xool nu nu koy organiser nu def ay communiqué yoo xam ni bu zone bii wittee jaay tey beneen yoon ñiy jaay mais xam nga li nu rafetluwul ak li nu ñaawlu ak li nu tiit mooy tëj bi nu ko tëj non seulement askan bi duñu am fu nu véhiculer seen produit périssable la mais en même temps ñiy jënd pour dunde seen kër tamit duñu am fu nu jëndee parce que ay supermarché ni ko Aziz waxee mais monde rural jotalewuñu ci service yooyu kon ñun luuma lan nu am nan nu bàyyeeg suñu luuma mais nu xool yenn système d'organisation la ñuy teg pour daal askan bi dëkk ci gox yooyu ak ñi fi doon ñëw nu xool nan la ñuy gën a jàppandalee pour nan la ñuy gën a approvisionner man loolu laa ci am comme gis-gis. te ma gëm ni ren jii bu ñu def attention tuuti yàlla xam na ni bay moom du bëri parce que nit ka balaa nga naa bay da ngay mën a am loo dundee ba pare mais soo bayee suul di xaar ñaari weer mu ñor te amoo dara loo gérer sa kër da nga naan fa ñukk bay bi dem lijjanti parce que tamit solution problème mu ponctuel du fi nekk ngay xaar problème boo xam ne ñëwagul problème conjoncturel problème ponctuel xaarul problème conjoncturel dañu wax dëgg donc loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel man daal maa ngi ñaan
ngeen gën a dem ci instance de décision yi instance de pilotage yi su ko defee gars yi sóoraale jeune agriculteurs yi bu dul lool exode bu rural bu gën a métti dina amaat ren ji bu gën a métti bu gën a compliqué dina amaat ren ji te loolu moom ni ko ñëpp xam bàyyi ko xel buñ ko bàyyil xel ñu bàyyi man daal maa ngi ñaan aussi ñu gën a impliqué nit ñi ñu dem ci médias yi di mën a wax fi ñu décidé aussi ci force Covid beeg yëpp ñu gën fa am représentation merci beaucoup jërëjëf. vraiment nangu nañ cee tënku ñu ni leen léegi da ngeen di sol masque far force ku solul masque ngeen jël ci seeni problème da ngeen di bale marché bi chaque dimanche da ngeen di raxasu da ngeen di moytu ba distance yi da ngeen koy respecté da ngeen di xool ni nga xam ne dañ leen koy teg ngeen d'accord ci mënu leen ko tamit marché bi duñ ko bàyyi noonu ndaxte marché bi dafa débordement bu nga xam ne suñu bàyyeen feebar dina dugg ci suñu local te ñuy nag wax dëgg yàlla li ñuy def yéen la ñu koy defal kon da ngeen a war a ànd ak noonu d'accord ci li nga xam moom la ñuy def. ma ñëwaat ci tontu El Hadj Thierno boo jëlee pël yi nekk côté Kolda ñoom seen nag yi ci lu mooy lañ lan ko daan jaay nag yi ak xar yi ak béy yi mais comme que lépp a taxaw kenn jaayatul ñoom dañuy yar seeni jur yi pour jaay ko ci jamono soudure bi jënd ci ceeb ak dugub pour dem dundal seen njaboot ndax économie réew wax dëgg yàlla mu ngi ci base ba bu fekkente ne xaalis bi mu ngi circuler ci diggante loxo nit ñi nekk ci base loolu la ñuy wax ne économie base le panier de ménager bu ñu koy tuddee foofu la man dama bëgg waa IPAR ñu gën ñu leeral ci côté boobu man de bu ma gisul nit ñi ci à la base ñi yore xaalis di jënd di jaay di seeni meññeef di jënd li nga xamante ne moom la ñu am di jaay lu ñu kii loolu mënumaa wax ne ci base bi dañuy yëg panier ménager bi dafa am lu mu yokku ce qui fait que le taux bu ñuy tuddee tout le temps là ay 6% ay 7% xaw ma njëriñam. maa ngi leen di gërëm ci seen intervention yi lépp a am solo mais ma ñëw wax leen ne leen boo demee ci gox comme Marsassoum dañ fa béy gombo bi nga xamante ne chaque 2 jours mun nañu fa récolter lu ëpp 300 kilos te kenn jaayatul parce que foo koy jaayee ak lan moo la koy yóbbu man de nee naa muy pêche bi muy élevage bi muy ñi nekk ci garab yi lépp a taxaw parce que kenn jëndatul kenn jaayatul fan nga koy jaayee boo jëlee mango dans la zone de Kolda mi nga xamante ni foofu ñor na carrément mais kenn jaayatul mango yi ñu ngi suuf ak Sédhiou mais fii nii bu tawee ñaari yoon taw yi loolu it nag mu nekk li nga xamante ne rek njeexital yi ci suñu kër yi lay dellu si ci suñu dund ci lay dellu si ndax suñu borom kër yi suñu demee ci lu ma bay itam lépp lu ñu am lañ cay jëkk a xalaat mooy dundu kër gi lañ cay jëkk a xalaat mooy liy faj njaboot gi lañ ciy jëkk a xalaat mooy liy régler li nga xamante ni mooy les problèmes de première nécessité te loolu bu ñu dikkee dañuy partagé ak jigéen ñi toog waxtaane ko léegi nag bu fekkente ni lañ fa war a am amuñu ko fa suñ dikkee buñ toogee ak jigéen ñi lañ war a man mënuñu ko itam la ca ëpp jigéen ñi rek ñooy sonn ndax jigéen dafa sensible mënul xool jëkkëram am problème mënul xool doomam am problème mënul xool gorom am problème kon saa bu problème amee ci kër gi rek ngeen xam ne jigéen ñoom ñooy ña nga xamante ñoo ci gën a sonn kon daal comme ni ko présidente waxee tëj lu may moom du woon solution ndax xëy na tëj nañ ko pour baare coronavirus bi mais yaakaar naa ni tëj nañ ko itam ngir ubbil jafe-jafe xiif psychose ñi nga xamante ni ñoo doon fréquenté marché bi maa ngi leen di jaajëfal di jéggulu itam ci wax ji bu fekkente ni am na dara lu rëq jërë ngeen a jëf. waaw asalaamaaleykum sama sëñ Babacar baa ngi lay ziar bu baax macha allah Diop yow boo duggee rek toujours dañuy teewlu déglu parce que bu nu paree jàngat bu rëy lañ ci am macha allah dama wax ni si bu nuy tëj am na sañaan lu mu proposé pour nu indi ay recommandation ak ay solution ñun dañu gis ni développement partenariat entre fédération il faut que sincère liggéey ci
parce que mënuñu liik benn kuréel plateforme boo xam ni dafa ëmb fanweeri kuréel ak ñaar wala ñett kenn ku nekk li ngay yëngu nekk ci domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique mooy li ngay yëngu bokkul ak sa moroom li muy yëngu wa ilaa bu amee similitude sax mën nañu am weccakoolante mooy que mënuloo toog ci semaine bi togguloo ceebu jën baasi wala laneen sama mbokku mbengeen yeeg jaañee ne xam naa di leen ma jéggal mais dama wax ni ñun Sénégal li ñuy lekk suba ba balaa ñuy tëdd suñu fédération yaa ngi ciy liggéey bi ñu gisee jafe-jafe bi am na ci wàllu écoulement produit bi mooy ku ne produit bi mi ngi teg sa loxo mënuloo si jot ku nekk toog sa place bi nga nekk dem di ko jëndi mu nekk lu jafe loolu bu CNCR xalaatee ci développement partenariat entre fédération dama am yaakaar ni ay jafe-jafe yu bari dina wàññeeku non seulement dina gën a dëgëral suñu fédération yi mais en même temps jokkalante bi dina gën a sax dina gën a dëgër kon je pense que loolu initiative la boo xam ne ñun xalaat nañu ko mbébét nañu ko ci recommandation ak solution yi nga xam ne moom nañu fas yéene joxe ak yeneen yoo xam ne bu nu ko ci dollee am nañu yaakaar ni jafe-jafe bu ñëwee parce que du pandémie rek fléau yu bëree ngi fi mais ñaanuñu ko yàlla bu ñëwatee ñun askanu monde rural dinañu jël sunu matukaay jël sunu ay précaution ba nga xam ni buy metti yi du lool ba pare jafe-jafe yi dina gën a wàññeeku bu baax bi nga xam dinañ ko mën dékku loolu laa ci amoon lu ma ciy sànni merci beaucoup Diop jërëjëf tanga nuyul ma xale yëpp bu baax. waaw ma dellu si rek man président Babacar ma dellu si rek di poser benn question man question bi maa ngi jëlee si dimension territoriale xam nga dañuy wax ni mobilité bi la ñu tere surtout entre région ak région ma leen doon laaj est-ce que amul possibilité dans une zone agroécologique décentralisée que ça soit mu nekk dimension commune rurale ou bien dimension arrondissement et même dimension interne si biir département que ñun suñu organisation ya fa nekk te nekk autour des différentes activités agro-sylvo-pastorales mënuñu am possibilité def des relations yu wane ni daañu mën a def échange de produits au niveau territorial pour man vraiment dimbalante est-ce que vraiment possibilité boobu amul et su amee nan la ñuy def ba organiser ko ba nga xam ni dematuma marché waaye wax dëgg yàlla fexe naa ba sama produit dem kër Aziz waaye Aziz fexe na ba produit am dem kër Yaram aussi fexe na ba produit am dem kër Sidi loolu jàpp naa ni su dee mobilité am na rek entre ces zones ndax vraiment une organisation interne mënul am maa ngi leen di gërëm. maa ngi duggaat président Babacar question bi nga laaj d'abord sa intervention dafa jub tellement mu dem ba rejoindre li ma wax ne on est en panne totale c'est l'économie nationale qui est en récession je sais pas si c'est en faillite lu tax ma wax parce que Babacar la territorialisation CNCR dugg na ci lu yàgg yàlla def gouvernement bi ñëw junj naan dañu territorialiser le développement ñu jël benn projet yi naan PDC commencé ko Casamance ñu yaakaar ne dana law après ci gox yi parce que gox bu nekk dafa am melukaan bi nga xamante ne nit ñi dañ ko développer nangu ci dox ci ba jàmm am ñu continuer di doxal meññeef yi nga xamante ne moom la ñu développer ci gox bi mais lu tax ñu essayer loolu après ñu baax kenn waxatul loolu alors CNCR dafa am ay proposition ak ASPRODEM proposition yu bare ma ñëwaat même subvention comment on appelle là l'aide alimentaire bi nga xamante ne moom la ñu def nii ak subvention bi nga xamante ne moom la ñu war a def ci campagne bi ndegam campagne bi passé dara doxul ay rapports yi def yépp dara doxul léegi fu mu ne nii on a suivi
disons une canicule en longue durée dans ce pays ñun ñax dafa gaaw a dafa teel a wow fii ba tax àll bi yëpp a takk jur yi amatul lu ñuy lekk fan la ñuy dem ci tool yi. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Président Babacar. ñu ngi lay ñaanal wérgu yaram bu gën a yokku di gërëm tamit Yaram Fall ci ni mu la répondre am na ay petite initiative hein yoo xamante ne ñu ngi koy def à travers le programme ADC Action de Carême Suisse waa UGPM ak ñooñu xam nañ système boobu ñuy def foofu muy commerce équitable bi c'est vrai que ne du dox toujours mais idée boobu la ñun FENAGIPES ku ci soxlawaan ci membre groupe ADC bi da nga doon commandé jën da nga doon commandé keccax ñun ñu livré la donc loolu tamit lu ñu war a mën a développer la nga xamante ne même ci dëkk bu nekk bu amaan luuma bu peut-être bu njëkk nit ñi ñoo doon jël seen initiative jël ay dàmbu keccax yóbbu sa marché mais tey représentant wu CNCR yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëkkaan yi bu ñu defoon seen petite étude de marché da dina waaw keccax kat da doon dox si dëkk bi waaye ñëwatu fi nan la daan demee ñoom ñu ne par exemple xool nañ ne demande am na ci biir village bi y a un besoin exprimé le CNCR miniature qui est là-bas peut-être demander au CNCR national de s'adresser à la FENAGI pour que ñu def un groupage pour livrer par exemple des keccax dans telle zone beneen zone tamit ne bon ok dëkk bi daan na ñàkk lii wala doon na fi am léegi amatu fi ban dëkk la doon jóge dëkk boobu mën nañu ko préparer parce que marchandise yaa ngi circuler mais dajaloo bi nañu bañ parce que aussi bu ñu bëggee jaay suñu ay produits bëgg jaay suñu produit ba tax ñu ne ñu influencer gouvernement bi pour mu ubbi marché yi dina gën a doy waar parce que tey gis nañ ne feebar bi presque nit yu ëpp ci marché yi la jógee tey boo xoolee jeunes yi feebar sax ay commerçant nañ jeunes yi feebar ay commerçant nañ c'est parce que peut-être dañ ne ñoom nañu continuer rek uti xaalis dem dugg ci marché yi dox mais gis nañ ne feebar bi ñoom ñoo koy jël di ko mujj a yóbbu seeni kër moo tax aussi il faut ñu xool yan disposition réel nañ war a jël marché yu Dakar yi sax ñoom xaw nañu neex a organiser parce que da ngay bu du amoon dafa am juróom-ñetti bunt tey da ngay tëj yëpp ba mu des ñaari buntu duggukaay buntu génnukaay waaye luuma nag amul buntu duggukaay amul buntu génnukaay fu nekk la saret di jóge di ñëw kenn xamul ki feebar kenn xamul ki yóbbaale feebar jërëjëf. asalaamaaleykum mbokku CNCR ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di vraiment féliciter suñu ñaari invité yi muy Soxna Yaram ak Abdou Aziz ñoo ngi leen di gërëm ci intervention yi ngeen def ak ñëpp ñi nga xamante ni dugal nañ seen kàddu ci mbir bi defe naa ni ko ñi nga xamante ni ñoo jiitu waxe rek mbir mi foo ko takk jafe-jafe bi rek weesu na ko ndax su fekkente ni lu may moo nekkoon barab yi nga xam ne fi lañ doon wutee lii mott li lu amul woon ci nawet bi weesu te ñëpp xam na ne nawet bi weesu lañ te doon séntu amuñu ko kon suñu tëjee lu may ba kenn dematul kenn dikkatul defe naa ni jafe-jafe rek lay indi ci wàllu kaw gi jafe-jafe boobu mën nañ koo natt ci ñaar mën nañ koo natt ci lekk gi nga xamante ni moom la ñu lekk doy bi maanaam quantité bi ak qualité bi loolu yëpp day def ndax luuma yi moo doon barab yi nga xam ne fi lañ doon dem buñ fa demee dugg fa marché yóbbu ci suñu kër lekk ko semaine waaye mënatul a nekk kon qualité lekk gi déjà am na jafe-jafe. beneen bi ci des tamit man xam naa ni jafe-jafe am na fi mu nekk nii wante war nañu xalaat lépp lu nga xam ne mën nañ ko def pour que jafe-jafe bi doon loo xamante ni du fi sax ndax bu fekkente ni nii góorgóorlu ñu mën na nekk loo xamante ne fii sax te góorgóorlu bi mooy nawet bi nga xam ne moom lañ dëgmal naka lañ ko mën a waajale naka lañ ci mën a taxawee pour que mu doon loo nga xamante ni nii nawet bu ñu réussir lay doon suñuy orientation suñuy réflexion foofu la war a jëm bu fekkente ni bëggunu jafe-jafe sax ci kaw gi ndax lii kat bu fekkente ni nii nawet bu ñu waajalul wala boo xamante ni lañ ca war a def defuñu ko topp na ci soo moytul xiif dina sax ci kaw gi te loolu war nañu xeex yëpp kon bépp réflexion war nañ ci joyante defe naa ni ci réflexion yooyu dara jiituwu ci commencé ñaax suñu membres yi ñun ñoo ngi wax muy organisation paysanne ay at a ngi nii ñuy wax consommer local waaye loolu war nañ ci gën a liggéey bañ koo yemale rek ci wax waaye ñun ci suñu biir ñu jëfe ko li nga xamante ni moom la ñuy dunde li ñuy bay ñu dunde ko. yaakaar ne
bu ñuy doxal mbir bu toll ni bii ab jëy bu toll ni bii di ci jël ay dogal ñu ngi ñaan président de la république mu gën a jël considération béykat yi ak seeni kuréel mu waxtaan ak ñoom bu mu leen teg ay noon mbaa mu yaakaar ne ñooñu mënuñu xalaat mënuñu doxal mais ma yaakaar ne même subvention ren maa ngi ñaan président de la république na waxtaan ak béykat yi mu jox subvention yi béykat yi ñoom ñuy gérer ko seen bopp dana gis fan la ñuy jëm ndegam ñu ngi xalaat après Covid bu ñu ko xalaatul ñu ngi ñu wax ay c'est criquet pèlerin ñi nga xamante ne ñoom ñoo waaj a dugg ci Sénégal ci suñu gox yi waaw ñun commencé nañ ci waxtaan dañu bëgg daal président de la république mu gën a may cër kuréelu CNCR mu waxtaan ak CNCR ci lépp li nga xamante ne daf ciy jël décision mu war a tegu ci boppu béykatu Sénégal vraiment du ñu ay noonam mais ay acteurs économiques lañu. L'économie familiale, l'économie de ce pays est portée par les familles du Sénégal te marché bu ñuy wax ci famille yooyu la man may béy ceeb mango ma jaay ko Babacar Diop man sama ceeb ren comme doxul sama ceeb ci Babacar Diop laa ko jënde mais bu ma ko teelul woon indi ceeb bi dina def 1 an à Thiès parce que kenn mënutul dox te luy doxal diggante commune ak commune ñun de fii département doxatul pour nga mun a yóbbu sa production pour jaay ko feneen doxatul foo koy jaay bu dee fii yow yaa ngi am sa mango sa voisin à côté la commune à côté ñu ngi am seeni mango yaa boo amee sa darakaso keneen ki sa à côté moo ngi am darakaso mais koy jaay lan nga produit kan ngay jënde il faut que nga jaay dara pour nga mun a jënde ab jur boo jaayul jur est-ce que mun nga jënde mango problème bi c'est une panne globale du pays nañu seetaat nu ñuy doxalee suñu système économique national bu ñu ko xalaatul daañu dugg toujours ci leneen ñeneen ñi mel te mënuñu ko méngale ak ni ñu mel ñun on a une économie familiale une économie nationale qui est portée par l'économie familiale. suñu nguur daf ci am solo bu wax te dañu war a def plaidoyer ndax dégg nañ ñu ne génne nañ 60 milliards pour préparer campagne bi waaye 60 milliards yooyu fan la jëm fan lañ ko war a jëmale ak fan la war a dugg defe naa ni déjà war nañu def plaidoyer bu fort ndax même su fekkente ni at yi weesu ñoo ngi dugal xaalis bu bari ci ay équipement agricole ren yaakaaruma ni atum équipement agricole la mais plutôt atum jàppale nit ñi pour ñu am ci semence la moo xam semence su gerte moo xam semence su dugub moo xam semence bépp bu nga xamante ni day dugg gémmeñ ceeb ak yeneen je pense que ni loolu ren moo gën a nekk priorité que investir jël xaalis bi ñu investir ko ci importation matériel agricole loolu daal def naa ni plaidoyer boobu joytu boobu ñun waa CNCR ñun mouvement paysan bi war nañ ko taxawee pour que xool nguur gi nan lay orienter li nga xamante ni mooy subvention bi mu jëm ci wàllu baykat yi. bu passé ay fonction yeneen fonction yi nga wax la fonction communicationnelle amul lu ko gën a doxal ci luuma ci la waxtaan am ci yëgalante foofu la am diw dafa am lii bërëb sangam dafa am lii dinaa jël danaa tak sama fas daw dem foofu ci jamono bi dinaa jënd leneen pour yóbbu ko feneen mais une communication lu ëpp lu rajo yi di def. Comment nous allons renforcer ce système communicationnel bi nga xamante ne moom moo doxal réew mi ça fait des années avant les indépendances ci biir indépendance bi ci jamono yi l'aspect communicationnel c'est un aspect très 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 important au-delà des fonctions que Babacar cité fii merci. Et que man aussi pour terminer vraiment j'aimerais bien organisation paysanne yu mel ne ñun ñu gën a fës ci affaire lutte bi parce que tey jii ba tey plateau télé yu bëri on entend tout sauf les agriculteurs ku nekk ñi ngi koy kaasal problème moom quoi mais au présentement nii moom agriculteurs en tout cas plateau télé yi moom
baykat yi rarement wala boo ci déggee tam ku fay représenté bay moom en réalité amul benn mën naa ne notoriété wala amul benn ancrage national bu mel ne CNCR ñu mel noonu rek tey jii ñu ngi gis élèves ñuy wax au nom des agriculteurs mais nag je pense que nag aussi lu mel ne CNCR wala IPAR war nañ jéem a corriger lool aussi parce que bu dul lool bu ñuy séddale te yéen nekkoo leen fu ñuy séddale mais kenn du ñu sédd loolu aussi tam problème la loolu tam problème la. C'est plus que jamais le moment que IPAR ñu am gëstu bu leer ci suñu luuma yi nu ñu doxee lu bokkul ak luuma européen yi ak ñi dëkk tugal yi. On a nos systèmes économiques qui sont très performants nañu gën a documenter système yooyu. ngeen baal ma tuuti ma réagir par rapport ak ça bon yaakaar ngeen aussi est-ce que lu muy bu amoon feebar bi du gën a law wala comme ni ko nguur gi waxee est-ce que booba propagation virus bi dina est-ce que du gën a law ci biir askan wi wala ñoom seen bon ngeen indi ci leer ngeen xalaat ngeen ci am parce que Covid 2019 moo tax ñu tëj ko. mun ngeen ci indi ay leer daal ci lan seen gis-gis ñu jox yaaram après ñu jox Aziz ñu ci ay tontu Aziz yow it indi sa gis-gis président Aziz yow la ñu déglu nga indi sa gis-gis yëf yi jërëjëf yaaram mu ngi jox kàddu gi sëñ Abdou Aziz Badji bëdi mu ngi en ligne ci Ziguinchor moom it indi ñu xalaatam ci yëf yi merci président Aziz yaa ngi. asalaamaaleykum waaw man maa ngi tudd Adama Diop bokk FENAB fédération nationale pour agriculture biologique. Di remercier bu baax par rapport ak débat bi c'est intéressant bu keroog jotuma woon dugg en fait man peut-être laaj ji may laaj mooy comme ça zone yi ñu nekk nii exemple muy Kër Momar Sarr di Saint-Louis nga xam ne peut-être léegi ma 2 mois defuñu benn activité donc kenn mënul jaay sax ak kenn mënul def dara donc ñi nga daan taqalee sax pour mën a lijjanti loo mën a jiwee ak lu mu mën a àndal pour activité agricole bi ak loo mën a téye sa kër. ndax affaire yi moom doo ji rek mu sax ci saasi ak yu mel noonu présentement aussi xont bi jeex nga te nawet bi ñëwagul donc conséquences yooyu daal man laay xalaat quoi nan la nar a def est-ce que war ñu jéem a réfléchir ci ay solutions yoo xam ne peut-être dina permettre ñu mun a dimbali ñooñu wala ñu mun leen oyofal yenn affaires yi soit mu jëm ci dund wala leneen. président Aziz yow la ñu bëgg a déglu ci li ñu wax sànq question bu ñu posé sànq Covid 2019 mesures barrières yi comme ni ko soxna si waxee ndax suñ ko defoon lu muy war nañ ko mën a taxawal ak yan organisation la ñu waroon jël pour lu muy mën a continuer ñu mën caa génn. waaw parce que man lu tax ma wax lool parce que dama xalaat ne buñ tayee jiwee muy jiwu nawet bi di xaar mu ñor tey. période boobu du compliqué trop pour nga mën a yor sa kër donc est-ce que amul woon benn solution bu ñu mën a jàppalee tey ji ñi nekk ci àll bi ci kaw gi ci wàllu dund wala ci dara bu ko defee mën leen permettre en même temps aussi suñu organisation paysanne bu ñu mënoon jéem a ut aussi ay genre xam nga formation laa koy mën a wala tuddee wala pour que permettre nit ñi mën a am benn capacité de résilience parce que instant yi moom wax dëgg yàlla at bi moom ñëpp xam nañ ne période de soudure bi day gën a yàgg parce que Covid bi moo ko waral avant Covid bi sax affaire yi métti woon waaye Covid bi dafa nar a gën a yàggal période de soudure bi donc loolu il faut tamit loolu tamit ñu bàyyi ko xel. pour fàttali ñi koy déglu ñu nekk en ligne yëpp itam ci lañ bokk ñu nekk Saloum ñu nekk Tamba ñu nekk Fouta ñu nekk feneen ku neen ñu nekk Dakar ak sunu mbokk yi nekk Ziguinchor comme sunu mbokk Cheikh Omar Sy ñoom ñëpp suñu nekkee en ligne mën nañ ci indi seen xalaat ci liggéey bi ak ñoom Seni Diagne Cissé ak ñoom Valentin Mbengue ñoom Ouli Matali ñoom Maguette Diop ñoom soxna Aïda Cissé ci Mboro ñoom ñëpp ñu ngi soxla seen xalaat ci yëf yi gannaaw bu panélistes yi indee seen gis-gis ci xalaat bi ci liggéey bi. Sidi dama koy jëkkee ci fi nga xamante ne njiiti réew mi dafa woote ay kàngam ci palais war a waxtaan ci Covid bi te mu ñàkk a woo CNCR premier départ ci raté bi foofu la nañu waxante dëgg 70% des populations du Sénégal sont autour du CNCR
te ñun am nañu stratégie bi nga xamante ne bu ñu développé ci gox-goxaan yi bi war a tax ba ñu waxtaan ak nit ñi gëmloo leen li nga xamante ne moom la nguur gi taxawal pour ñu nekk ensemble di liggéey dara mais amul benn waxtaan bi nga xamante ne président de la république ak gouvernement bi jéem na ko ci ak CNCR ci wàllu Covid bi pourtant woote nag bépp façon nit ci réew mi pour waxtaan ak ñoom. Deuxièmement luuma yi wax dëgg yàlla ñun Casamance du fépp ay am luuma mais confinement bi ak tëju déplacement yi réduire déplacement yi ci gox-goxaan yi dafa indi ab jéey ci réew mi ci gox-goxaan yi dara doxul ban maa leen ko wax parce que ñun bu dee fii mango yi duñ koy yóbbu ci luuma mais commerçant yi ñooy ñëw fekk ñu ci suñu tool yi ci dëkk yi waxtaan ak ñoom ñu jaay ko mbaa ñu dagg jaay ko par kilo mais dara doxatul xool leen ma tey jii darkasu yi nu ñu mel te darkasu ak mango ñoom ñooy yëkkati économie famille yi fii te ñoom ñooy financer campagne agricole ba bis bu ñuy wax njaay darkasu amatul njaay mu mango amul ñaari spéculation yi te filières yi commencé di gën a dox ci gox bi mooy ñaari filières yi boo jëlee côté Kolda Sédhiou fi nga xamante ne ak beneen côté Ziguinchor côté Tanaf bi nga xamante ne foofu dañuy développer luuma mais nit ñi foofu la ñuy jëndee li nga xamante ne moom bu ñu yóbboo seen darakasu jaay jënd foofu mbaa ceeb mbaa dugub pour dundal seen njaboot mbaa ñu jënd ay nag pour doxal ko ci seen ko mais dara doxul kenn mënul bouger lii on a mis à terre l'économie nationale je ne dis même pas c'est pas l'économie gox-goxaan yi mais l'économie du Sénégal est mise à terre ma bëgg que comme ni ko sama naataango wax léegi yaram ma nuyu ko au passage parce que bi ma jëlee kaddu bi nuyu ma ko mais ma nuyu ko féliciter ko ci li nga xamante ne moom laa njëkk a xam ci moom ci wàllu défense des intérêts des femmes di wax ne thème bi comme que ñu ngi dem ba 13h lu bari danañ ci waxtaan. waaw dellu si waat rek par rapport ak réaction Adama Diop dama gis ni CNCR mi ngi dérouler benn plan de communication bu am solo macha allah parce que ñun bu ñuy xool à travers plateau télévision yi dañuy gis à chaque fois damay bañ citer benn média que ñoom ñu ngi siy dugg. temps d'antenne bi moom moo des mais bu jaree CNCR génn ay moyens pour jënd émission pour wax jafe-jafe yi nga xam ni moom la monde rural di dund il est temps que mu def ko pour gën a fësal fi visibilité am ba pare en même temps tamit man solution daar bi ma gis parce que ku ne gis nañu état yi nga xam ni ñoom noo weesu dafa daan am fonds de calamité yu daan am parce que gis nañ ni bi tawu sedd bi amee en janvier 2003 ci wàllu napp gi état bi dafa génne ay moyens yu bare foo yàqulee téeméer mu jox la ndàmpaay juróom-benn fukk am na lu mu tegandi ca loxo am na instant boo xam ni tamit gisoon nañ ni si wàllu élevage jur gu bare dañu dee ci àll bi sedd bi moo leen fa fekk mu dee état bi am na jéego yi mu defoon fonds de calamité yooyu la ñuy wax ni CNCR na jog ak ñi mu ci mën àndal parce que mbir boo koy xeex bu nekk da ngay wut ay alliés yu dëgër yu solide yu wóor yoo xam ni dañuy indi ay statistiques yu dëgër nu teg ko ci ay gëstu ak ay études yu wóor léegi bu fekk nu interpeller état wu Sénégal bu nu ko interpeller par rapport que ni gis nañu jéego yu baax yi mu def mooy am na dund yu mu joxe mais dañu gis ni suñu mbokk yi ci àll bi ñu bare jotandiwuñu ci loolu pour indi saafara nag foog mu teg ay fonds de calamité yoo xam ni parce que ku ne xam na ne heure bi ñu ngi waajal nawet comme kër yi bu fi dara nekkul mais nan la ñuy taxawee pour waajal nawet bi kon il est temps que nu gis ay solution daar yoo xam ni vraiment état bi daf siy jog pour mën a jàppale su monde rural bi merci beaucoup. Merci président Sidi Ba maa ngi gërëm mbooloom waa CNCR ak gox ba mu munte nekk di ñaan yàlla mi nga xamante ne moom mooy joxe
mu jëlee ñu Covid bi ba mu sànni ko ci géej bi ñun ñu am suñu jàmm delluwaat ci activités yi nga xamante ne ñoom la ñu faral di liggéey pour dundal suñu njaboot dundee ci li ñuy liggéey ñu liggéey li ñuy dundal mbir mi dafa xaw a métti bu ñuy wax affaire luuma yi ñu tëj ma yaakaar ne économie Sénégal la ñu tëj parce que luuma ak leneen li nekk ci à côté moom mooy développer filières yi ci réewum Sénégal parce que dama bëgg ñu xoolaat tuuti ñu bañ a tout le temps di copier di jël li nga xamante ne moom la ñuy def ci tugal ñu yaakaar loolu moo war a doxal suñu réew le marché hebdomadaire ci suñu réew du lu tey lu yàgg la foofu la ñuy jëndee foofu la ñuy jaayee donc économie réew mi luy yëkkati économie réew mi foofu la jóge nit ku nekk da ngay liggéey dara war koo jaay war a jënde pour dundal sa njaboot ndax liggéey bu ñuy def nii buñ ci dugal woon luy dundal dañuy toog toujours ci li ñuy wax sécurité alimentaire alors que ñun jamono CNC daanoon na wax sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire lii war a tax ba ñu dund lu ñuy liggéey ak li ñu liggéey nu muy dundalee suñu réew kon bu ñu demee bay dugal foofu alimentation man thème bi def ma ñor lool tout est bloqué actuellement lépp a bloqué ci réew mu Sénégal ci ni ñu tëjee luuma yi te luuma yi bokkul ak marché Auchan ou marché ay boutiques yi ñu ubbi ci dëkk taax yi ci gox-goxaan yi mi nga xamante ne ñoom ñooy yëkkati alalu Sénégal foofu la luuma yi di liggéeyee ñun de fii de jëlee ko Kolda ba ci Oussouye wax dëgg yàlla ñu ngi ci coono bi gën a rëy ci àdduna ndax lépp a doxul nit ñi mënuñu dem fenn nit ñi mënuñu jaay dara nit ñi mënuñu jënde dara parce que diggante commune ak commune dox bi lu jafe la diggante département ba département amatul à plus forte raison dem ci région ba ci région te ku xam xaw ma nan la ñuy def fii ak Korité bi ñëw man de maa ngi gërëm Sidi gërëm ñoom Señaan vraiment di wax jërëjëf Thierno Cissé ci liggéey bi nga xamante ne ci coordination am ñu ngi koy liggéey ci CNCR communication wax naa ko démb ci seen beneen panel bi mu ngi dox bi nga xamante ne yàlla moo xam mais ñu gërëm waa IPAR ndax IPAR mënuma wax ne partenaire kese la muy doon partenaire technique muy doon partenaire scientifique mais partenaire stratégique la maa ngi leen di gërëm seen membre yëpp di gërëm sama président CNCR ak FONGS muy Nazirou Sall am naa yaakaar ne mun na nekk di déglu li nga xamante ne moom la ñuy doxal ci info CNCR merci. ci léegi nag tijjiwaat nañu marché bi ndax comme ni ngeen ko waxee ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu tijjiwul marché bi problème dina am ndax ñoom ni ñu ko waxee rek noonu la amee ndaxte kenn lekkatu nit ñi sonn nañ ci seen biir gi te ñun ñi fi nekk di responsable nga xamante ñun la ñu dénk tey commission bi sax dañuy sollicité ba mel ni ñun tey ñooy état mbaa ñooy leneen ndax dañuy xalaat ne mën nañ dara mbaa am nañ dara or non déedéet boobu amuñu lenn loo nga xamante ni mënal nañ leen ko dul sensibilisation bi xam ne ñoo ngi koy def. Zubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa info CNCR maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanaat yàlla ci weeru koor gi nu nekk yàlla na nu yàlla nangul lépp luñ ko fi ñaan ak luñ ko fi jaamu mbas mi nga xam ni moo lëjal àddina bi yëpp yàlla teggul na ko ba mu sedd guy ba ku nekk delluwaat ci liggéeyam damay nuyu ñëpp di nuyu waa info waa CNCR yëpp di nuyu waa IPAR ak képp koo xam da ngay yëngu ci àll bi sa liggéey nekk napp bay sàmm ak liggéeyu àll bi ak techniciens yi nga xam ne ñoo leen di jàppale yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di présenté wu d'abord man maa ngi tudd madame Niang Yaram Fall dëkk région de Saint-Louis di yëngu ci wàllu napp plus particulièrement ci transformation produits halieutiques mooy soppali jën nekk première vice-présidente de la FENAJUPECH bi nga xam ne le président Samba Gueye moo ko jiite
nekk en même temps le vice-président du CNCR chargé des affaires de la pêche tout récemment si ndimbalam ak kàttanam yàlla dogal ma nekk présidente collège des femmes du CNCR waaw loolu laa doon présenté wu après ma balaa may duggaat ci jafe-jafe yi. waaw damay dellu si waat rek comme ni ñu ko junjee ci waxtaan bi nu ni yan impact la feebar bi am ci wàllu tëju luuma bi ku xool démb rek si panelu collège des femmes du CNCR ñun dañu tegoon waxtaan boobu mais booy xool jafe-jafe yi kenn mënu ko natt ndax ku ne xam na ne suñu jigéen yi nga xam ne ñoom noo nekk ci àll bi bés bu nekk luuma dafa daan am ci gox-goxaan yi ci biir Sénégal bu dee ci wàllu mbay mi dañuy witti seen lujum witti tamaate witti pomme de terre soble dem jaayi bu nu jaayee jënd li nga xam ni moo manqué ci kër gi pour indi ko bu dee ci wàllu sàmm gi nga jël sa ñaari ginaar ratt soow wala defar diwu ñor wala yenn saa bu marché neexee sax nga yóbbaale bëy wala xar boo ñëwee def saalika naka noonu bu dee ci wàllu napp gi it ku ne gis na ni Sénégal plan national bi mooy ceebu jën bu sunu mbokk waalo yi bayee ceeb jën nga koy mën a booleel wala géej wala keccax wala tàmb jang ñi nga xam ne ñooy liggéey ci àll bi it di lakk waddal fruits yi lu mel ni màdd mango ak yi di tax geeg yeneen ak yeneen ñoom dañ daan witti dem jaay mais nu gis ni bi nu tëjee luuma yooyu yëpp dafa am jafe-jafe yu mag a mag a mag a mag parce que marché yooyu kenn mënatu ci dem wa ilaa boo sàccee am tuuti dem sax transport bi jafe na jafe goo xam ni yow boo jaayee doo ci mën génn te ku ne xam na poosu sénégalais yi fi nu toll fi nu nekk nii mu nekk ay jafe-jafe yu bare yoo xam ni askan bi nu ngi koy dund mu metti lool te ku ne xam na ni mois de mars bii nu nekk avril mai bii nu dugg mooy saison de bonne production parce que bu ñuy xool si les légumes di bare dañuy wax ni si la jamono di xaw neexandi si la légume di bare si la jën di bare si la soow di bare macha allah pour waajal nawet bi kon jafe-jafe yooyu yëpp bu nu ko seetloo nemmee ko suñu mbokku àll bi dañuy wax ni metti na gis nga si jafe-jafe koom-koom yooyu sax dafa am yeneen yu ci wëndeekuwaat muy jafe-jafe sur le plan social parce que baykat demalante la am dikkalante la am jafe-jafe sur le plan culturel ak yeneen yoo xam ni bu nu gënee xuus si waxtaan bi incha allahu rabbi dinañ ci mën duggadi bu baax a baax macha allah. salaamaaleykum mbokk yi comme nu ma leen ko waxee woon rek daanaka 10 heures quelques secondes moo ci jot na 10h00 comme ni ñu ko waxee woon ñu ngi jublu ci panel bi ñu doon waxtaanee ci mbirum luuma yi ak ci mbirum marché yi jafe-jafe ak tolof-tolof yi ñu ci am ci jamono ñu toll ci jamono Covid 2019 ñu dalal suñu ñaari xarit Yaram Fall ci région de Saint-Louis nekk présidente collège des femmes bu CNCR ak Abdoul Aziz Badji bu nekk Ziguinchor yaakaar naa ni ñoom ñëpp jóg nañu ba ñu ngi ñuy déglu et que ñu ngi war a njëkk a jox kàddu gi Yaram waxuñu jafe-jafe ñu ñam Yaram bu pare itam mu bay suñu xarit Abdoul Aziz Badji itam wax ñu lu ñu dund doon wax ju fasa ku ne ci ñu indi ci xalaatam kon nag Yaram ñu ngi lay jox kàddu gi bu dee yaa ngi en ligne su Yaram pare rek itam Abdou Aziz itam jël wax li ñu xew kon nag jërë ngeen jëf on démarre en trempe merci beaucoup et bonne journée. Sidi bu ñuy wax dund sécurité alimentaire et nutritionnelle dama yaakaar ne fu mu ne nii béykat yi mënatuñu faj seen bopp parce que seen économie dafa daanu ba mu ëpp te xam ngeen ne ci réew mu Sénégal mu fajum béykat moo gën a cher beneen bépp faju fu mu ne nii kenn xamatul ndax suñu doom yi dinañu jàng ren ça rentre dans l'affaire suñu éducation doom yi ñoo gën a cher bépp éducation boo xalaat parce que ñun amuñu weer pour ngay naan damay jot sama weer pour ma dem fay
cahier mbaa droit d'inscription ak yeneen te saa su nekk xale yi ñu ngi ñëw sama directeur nee sama école nee loolu yëpp dafa bokk ci insécurité bi nga xamante ne moo nekk ci gox-goxaan yi ci famille béykat yi ba tax mbir mi xalaat bi nga xamante ne CNCR yàgg na ko def di ko bind ci bataaxal jox ko nguur gi na nguur gi nangu toog ak CNCR seet nan la ñuy def pour gën a yëkkati agriculture Sénégal ci bépp fànn parce que loolu waxtaan nañ ko ba ñu def ko ci téere bu fekkente ne ñoom bu ñu leen jébbalee téere yi yaakaar nañ ne loolu setul ci ñoom mais nañu woo CNCR ñu toog ak ñoom mais en tout cas ce Covid là ça va nous donner beaucoup d'enseignements et ces enseignements vont nous amener à corriger nos failles te gën a lal waxtaan ci lépp li nga xamante ne dafa war a dem ci gox-goxaan yi tant que waxtaan amul tant que waxtaanuñu gouvernement bi bëggul waxtaan ak béykat yi ci ak tolof rek la ñuy jublu. waaw sànq maa ngi doon wax aussi problème mu marché mais marché bi aussi bu ñu waxee ni day am marché au poisson de l'autre côté c'est l'acceptabilité peut-être qui posait problème mais bu amee ay mesures d'accompagnement supposons même bu marché bi nekkoon ba je ne sais pas barrage de Diama wala maa ngi wax barrage de Diama sax diggante côté université bi est-ce que am na sax disponibilité foncière pour ñu mettre ko wala ci zone raw bi fu mu fi mën a nekk. Le principal problème mooy tey il faut ñu mettre en place des camions frigorifiques boo xamante ni lépp lu ñu indi rek dina ko mën a yóbbu foofu muy benn ñaareel bi aussi mu mën a am peut-être espace bu yaatu boo xamante ni mën nañ fa def transformation loolu day nekk loo xamante ni nit ñi dinañ gën a xam parce que programme boo def rek il faut mu am nga accompagner ko ak des mesures concrètes ak beaucoup de communication pour que nit ñi mën ko accepter wasalaam. donc leneen li nga xam ne am na ci par exemple ma jëlaat encore toujours exemple marché boobu ci wàllu càmm bu fekkente ne tey ki nga xam ne sàmmkat la moom xaram bi wala nagam bi wala béyam bi ci la doon dunde parce que moom la mën a dem jël yóbbu ci marché bi jaay ko dugg ci biir marché bi jënd fa carotte jënd fa pataas jënd fa ceeb jënd fa ñebbe jënd fa keccax yóbbuwaat këram wala yónnee ay sàmmam ci xaalis pour ñoom ñu yor ko loolu moom mënatu ko def te dafa am ñi nga xam ne ñu ngi ci doon nekk ay nga xam ne ay commerçant lañu ay jula yi dañu doon dem ci marché yi dem ci luuma yi jënd xar jënd béy Kër Momar Sarr yóbbu ko paal dem jaay wala jënd xar wala nag yóbbu ko guy mbëtt jaay wala yóbbu ko Louga jaay yolla envoyé ko Dakar ñu jaay ko wala indi ko Dakar ñu jaay ko loolu bu fekkee ne amatul gàllankoor la mu nekkoon ci diggante ba nga xam ne tey par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jëlee nag yi Mauritanie di ko jéggil di ko indi jaar marché bu ñaasante jóge Cile Boubacar ñëw wàcc marché bu ñaasante bu ñu jógee ñaasante ñi nga xam ne dañuy dem Daara Jolof ñi nga xam ne dañuy wàcc si dem Kër Momar Sarr bu ñu jógee Kër Momar Sarr ñu sarse foofu nag yi yóbbu leen Louga wala ñu womat leen yóbbu leen Louga wala ñu jaar guy mbët bu ko paree ñu àgg si Dakar pour nga xam ne moom mooy alimenter une partie du marché de Dakar leneen li nga xam ne moom mooy jógee Daara Jolof alimenter le marché de Dakar mais tey loolu lépp dañ ko tëj nga xam ne tey éleveur bi nga xam ne tey moom soxla na dundal njabootam lu mu lekk soxla na dundal juram parce que aliment de bétail da koy soxla kenn du ko may kenn du ko sarax kenn du ko lebal te bu fekkee ne dafa bëgg a jënd aliment de bétail bu jëlee xar bi bëgg ko jaay amul fu mu ko jaay ci marché bi te marché bu duggee ci biir dëkk bi lu mu ko mën a jaay mooy dibiteri bi bu fekkee ne dibiteri yi fa nekkoon sax bu fekkee ne marché amatul dibiteri yi dañuy tëj parce que dibiteri yi tamit marché yi moo leen doon dundal donc yooyu yëpp mu nekk ay conséquences yi nga xam ne benn genre chaîne la chaîne bi lépp lépp bokk lépp ànd. waaw salaamaaleykum man la El Hadj Thierno Cissé coordonnateur cellule d'appui technique bu CNCR du tàmbali jaajëfal bu baax Sidi Ba ci
animation bi mais également di santaat bu baax leader yi nga xam ne ñoo ñu nangul waxtaan wi tey muy Yaram Fall ak le président Aziz Badji donc je pense que déglu nañu introduction yi am na solo et que nit ñi comprendre nañ ne que quand on parle des marchés bu ñuy wax ci marché yi ak luuma yi loolu secteur yëpp la touché donc agriculture élevage pêche ba ci exploitation forestière donc surtout ñi nga xam ne les produits non ligneux muy ay màdd ak buy ak di tax ak anacarde ak yëpp je pense que c'est des produits yoo xam ne tey impacté na par le fait que ñu tëj marché yi mais bon bu ñu waxee marché yi également jeexital bi mu am ci biir famille yi ci seen sécurité alimentaire donc loolu aussi bëgg nañu nit ñi gën ci bàyyi xel parce que xam nañ ne dana am luy jóge ci kër yi dem ci marché yi mais danañ am lu bari aussi luy jóge ci marché yi dem ci kër yi te loolu souvent dafay lié ak le pouvoir d'achat des exploitations familiales et pouvoir d'achat des exploitations familiales également dafa dépendre lool ci marché bi parce que li ñuy yóbbu foofu la ñuy jaay weccoo ko nag ak leneen loo xam ne moom lañ soxla pour yóbbu ci kër yi bon maintenant aussi peut-être que day interroger waat bu baax la production l'alimentation bon du Sénégalais qui est un peu extraverti mooy li ñuy wax ne que nit ñi léegi au lieu que ñuy bay dundee dañuy bëgg a xalaat souvent bay yóbbu ci marché bi jaay ko jëndaat leneen loo xam ne bàyyeekowul ci réew mi wala bokk en tout cas nekkul loo xam ne ci réew mi la fekk baax donc yooyu tamit je pense que c'est le lieu d'en discuter ñu wax vraiment ne besoin bi nga xam ne am nañ ko pour gën a recentrer notre alimentation ci produits locaux yi donc jërë ngeen jëf ñu continuer di déglu waxtaan wi te di woo ñëpp nag ñu ñëw participer ci parce que secteurs yëpp sont concernés par le marché et la sécurité alimentaire. maa ngi ñëwaat ci laaj bi nga xamante ne Thierno def ko laaj nan la exploitation familiale yi yore seen meññeef lan la ñuy def pour jaayante seen biir seeni produit ma wax ko ne ko amul solution fu mu ne nii lépp a taxaw xaw ma ndax récession lañ koy wax mbaa panne économie nationale ndax ku yoro darkasa loo ko yëy loolu moom moo tax ba nga nit ñi dañuy daan jaay seen darkas pour jënd leneen mënatul mango yi loo lekk alors que ñu ngi jege hivernage léegi lañu dugg ci nawet bu tawee ñaari ñetti pluie rek mango yi yëpp ay daanu ci suuf mu nekk nag beneen récession bi nga xamante ne ci économie familiale xaw ma IPAR nan lañ koy tuddee techniquement mais famille ren man musuma yéeg bi may dund ba tey musuma gis campagne bu métti comme bii nii bi Covid-19 bi indi ndax nit ñi mënuñu lekk suñu darkaso yi yëpp mënuñu man dama jënd bi ma ñëwee fii bi ma ñibbisee Thiès ñëw fii dama jëndoon kecax Kafountine mais ba bis tey kecax bi mënul egg sama kër conke si ndax kenn mënul dem diggante commune ak commune kon lu métti. te pourtant li ñu tëj ci marché yooyu nga xam ne tey éleveur u Sénégal ñoom mënatuñu jaay seeni jur mënatuñu jaay seen nag mënatuñu jaay seeni xar mënatuñu jaay seeni bëy ci na nga xam ne moom la ware ci njëg yi nga xam ne moom la ware tey ñu ngi bàyyi ay téeméeri camion ñu ngi jóge biir Mali di dugg biir Sénégal di indi ay jur donc loolu nan la mën a nekke tey boo demee foirail de Dakar camion yu jóge Mali ñu ngi wàcc di indi jur di jindi ay nag ya nga xam ne biir Mali lay jóge nan la ñuy fexe ba nga xam ne tey waa Mali ñoom bàyyi nañu seen jur ñu koy jaay ba jur googu di jóge biir Mali di dugg ci biir Sénégal ndax tëjuñu frontières yi pour marchandise bi ñu ne déet yéen sàmmkatu Sénégal yéen mënu leen jaay seen jur donc loolu dafa nekk la nga xam ne vraiment war nañ ko waxtaane war nañ ko seetaat.
waaw ma duggaat rek waxaat sur deux objets bu njëkk bi mooy que ne bi ñu defee bilan simplifié yi nga xam ne moom nañu doon def suivi des exploitations familiales gisoon nañ ne 95% wu production wu pêcherie de manière générale c'est tourné vers le marché maanaam boo teeralee gaalu yaboy presque 95% wu capture bi yëpp da nga koy dugal ci camion yi dem jaay ko ci marché yi pour que boo amee xaalis nga mën a dem wàññeeku am loo jënde donc tey ni qui veut dire que ne comme dañu wàññi bu baax li ngay teeral wala sax doo gis foo ko jaayee donc dem jëndi loo dunde sax day gën a jafe beneen bi aussi mooy li jëm ci wàllu exportation ñëpp xam nañ ne exportation wu bi Sénégal di def si wàllu jën 80% plutôt de l'approvisionnement des usines d'exportation pêche artisanale aussi moo koy def te tey aussi comme dañu tëj aéroport yi avion jën dematul donc njëgu jën sax day wàññeeku bu baax parce que nit ñi gisatuñ ku ko jënd ministre bi sax mu ngi doon wax wala moom wala directeur ñu ngi doon wax que ne bon c'est bien maintenant comme exportation amatul dina tax tefes yi gën a am jën mais tefes bu ñu gënee am jën peut-être ñenn ñi am aussi bourse xaalis bu tane dinañ ñëw jënd ko mais mool yi fu ñu ko doon jaayee njëg lu cher day gën a wàcceeku ci seen loxo parce que prix yi dañu wàcc concurrence bi day wàññeeku jën yi duñu amati njëg te kon yow bu boobaay say revenu dañuy wàññeeku ba tax dund gu sell gi nga doon mën a dund boobu tamit day xaw a néew doole merci beaucoup. liggéey mooy lan dañuy xëy fortaat taaba ci marché bi teg ndugg fab seen dugg maanaam bu ñu paree ci la ñuy saytu li nga xam moom la ñu war a lekkee ñu toog coow li bari ñu toog xalaataan ni kon naka la ñuy def léegi ñu ne nañ leen dajewaat toog waxtaan ñu sollicité sous-préfet xoola monsieur toogaat waxtaan ak monsieur le maire ak chef de poste bi ak ñun comité bi ñu toog waxtaan bi ñu toogee waxtaan daal ñu ne li ñu wax dëgg la parce que tamit di nga toog di saytu wér-gi-yaram ba nit dee ci biir kër gi ci feebar bu nga xamante ni du feebar Covid-19 bi kon nan la ñuy def nañu leen xalaat woo leen waxtaan ak ñoom ñu xool ci yan sart lañ leen di teg ñu toog waxtaan def benn sart bu nga xam ne ñoo ko rédigé ñu nekk nan la ñuy def ñun dañ leen di toog waxtaan bala ñuy ñëw nañu trouver ñu solution ban lañ leen di tegal sur la table suñ ci d'accord ñu xool nañ leen di encadrer léegi ñu ne kon nañ leen cesse de barrière yi nañ ko respecté nañu xool distanciation bi distance yi entre nit ak nit bu nekk na mat yu moins lu mu gàtt 1 mètre ba 1 mètre 500 nañu takk masque nañuy raxasu ñu wut ay barigo yu nga xamante ni yu 100 litres yu dul jeex maanaam entouré ko marché bi fenn fa ñu def fa gel ak ay saabu ak ay produits yu nga xam ne bala ñu koy dugg ci marché bi da ngay raxasu ba set ñu fab waa Croix Rouge ak relais communautaire yi ak ñun ñi nga xamante ni tey ñooy responsable fa nekk ñu assurer surveillance bi nga xamante ni dañ leen di surveiller ñu di ko def dañ jënd ci masque kenn xamul nu mu jënd nañu presque lu mat ay 1000 masques yoo nga xamante ni distribué nañu ko waaye xam nga nit ku ñuul tam dafa dëgër bopp da nga koy dimbali mu bañ du respecté li nga koy dimbali loolu sax moo taxoon ñu gënoon a mer ba tëj marché bi ndax daw ñu respecté li nga xamante ni moom la ñu def mais nag bi nga xamante ni bii loolu nga xamante ni ñu assuré nañ ko wax ko bi ñu leen wooyee woog délégué marché. salaamaaleykum mbokki Sen-Serre vraiment waxtaan bi am na solo trop macha allah. ci tëjum marché bi actuellement nekk na gàllankoor bu mag ci biir àll bi ndax tey boo jëlee exemple fi nga xam ne foofu laa gën a miin muy marché bu Kër Momar Sarr nga xam ne tey boo jëlee région de Louga bu weesoo Daara Jolof moom mooy marché bi gën a mag foofu tey buñ ko tëjee dafa am ay gàllankoor yu bëri yi nga xam ne moom lay indi ndax daf am diggante bu mu nekk ci wàllu mbay ci wàllu càmm ndax tey bu fekkee ne lépp lu ñore ci Lac de Guiers bi lu ci gën a bëri fa lay jaar pour génn dugg ci biir réew mi mënatuñ ko def ñi nga xam ne ñoom ñoo wër biir Lac de Guiers nga xam ne la ñuy béy ci pataas bul xam ñaata la ñuy béy ci soble bul xam ñaata la ba la ñuy béy ci tomate bul xam ñaata la mënatuñ ko génne amatuñu fuñ ko jaayee loolu gàllankoor la nga xam ne sax da daan jóge ci delta bi ci wàllu ceeb ci wàllu maanaam aliment de bétail ba nga xam ne da daan jóge ci ceeb bi dañ ko daan indi foofu pour mën ko jaay tey loolu amatul donc mu nekk ay jafe-jafe ya nga xam ne
vraiment seetlu nañ ko te am na beneen impact bu mu am impact boobu moom mooy tey marché bi bu amatul tey bu fekkee ne commune bi defoon na budget annuel am def ay prévision annuelle am mu am ay recettes ya nga xam ne da ko doon jële ci marché boobu marché bi amatul donc daf am benn manque à gagner ba nga xam ne day répercuter waat ci budget commune boobu donc loolu tamit ay mbir la ya nga xam ne dañ ko war a sóoraale donc la nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci commune bi pour mu liggéey ko ci wàllu investissement ci wàllu defar ndox ci wàllu defar courant ci wàllu defar leneen ak leneen la nga xam ne population yi ñu ngi ko ci doon xaar donc loolu du mën a nekk parce que tey bu fekkee ne 1 million la doon jëlee ci marché bi wala 2 millions la doon jëlee ci marché bi loolu dootul am ndax marché boobu arrêté na. waaw El Hadj jërëjëf sa réaction merci beaucoup di la remercier au passage di la sant sa taxawaay macha allah macha allah damay wax ni rek répercussion yi nga xam ni tëju marché bi am na ko ci wàllu écoulement bi si wàllu jaay bi mooy que yëpp dafa taxaw gis nga démb Aji Maguette Diop dafa génn ni keesu Kaju tomate yi nga xam ni moom lañ doon jaayee ci marché luuma yi 7000 9000 parfois sax 10 000 2500 lañ ko jaayee xoolal ku dem lebi xaalis produire ñëw indi ci marché di jaay loo xam ni daf lay leer ni la yow boo ko jaayee boo defee sa calcul après doo ci génn doo fay sax waxuma la main d'œuvre mais doo fay sax yow frais yi nga xam ni moom nga investiroon pour bi ngay bay ba pare en même temps ñu gis si élevage mooy que da ngay gis kuy jaay xar 3 junni parce que non seulement bu ko yóbboo kër ga du am dund boo xam ni lu mu jox jur gi mais kër ga comme dara nekku fa day sàkk tuuti ci jur gi mu am pour mën jaay mooy que prix bi foo ko nattu weesu na ko parce que xam nga boo tegee sa saaku suppame di ko jaayee 4000 francs ni noonu xaaral ma yóbbu ko ci dëkk yu mag yi pour transporter ko nu fayee la si 3000 mais da nga koy wanteer si loo xam ni yow gënalu xam nga ni lii sax yow gënalu la mais da nga koy wanteer kon nuy dund jafe-jafe yoo xam ni mooy que prix bi dafa wàcc bu baax a baax ñi ñaa ngi bazarder seen ay produits pour lan bu yàggee ci seen loxo dafay yàqu parce que ay produits périssables lañu amuñu ay magasin de stockage yoo xam ni adéquat na pour nu mën fa denc produit bi en attendant nuy ñaan yàlla feebar bi yàlla ko teggi ko jàmm ak salaam pour nu mën jaay ko jaay bu gën a yëwan waaw merci beaucoup. lool ndax ku amoon sa ku ne nii li tax mu metti mooy lépp a taxaw nu ngi ubbul nañ ko waaye lépp a taxaw am na lu ko wax léegi yaram wax na ko léegi jamono ji heure bii ñun dañ daan suñu gundaan daan lépp lu nu am doon ko daan jaay mu jar mare légume bi ñor tubaarikàlla tey ñun li ñuy def mooy dañuy relier toujours le maraîchage ak élevage bi dañ leen di relier li ñu nga xam ne dañ koy jëlee ci biir tool yi dañu koy indi jaay ko waaye ñax mi ñuy traité surtout mbéyum bio mi nga xam moom la ñuy béy nga xam amul benn ngaañ ñax moom ci la ñuy ramasser di indil kii bi di indil ñi nga xamante ni mooy jur gi ci biir kër gi tey nag suñu demee ba nga xamante ni bii tey da ngay béy sa béy ba mu àgg bërk démb am na ko xam ne saaku kaani poivron la am saako yi boo déggee saaku kaani poivron da nga ko jël ba saf ko ca kaw nga xam ne dañ ko daan jaayee 14000 bërk démb nee na li mu ko jaay 1250 am na ko xamante ni bii jaxutam la jëm jaay nar ko jaay kilo fukk ak juróom ne ci kër ga di bëgg a dee da koo dellu ci biir kër gi fejar ko di ko jox jur gi am na ku nga xamante nawe bi mu jaay daa xool xamul nu muy def nawe bi xoolam jeex mu dem sotti ko ca biir teen ba surga yi nga xam ñoo fi nekkoon tey di bay bi ñu xool situation bi tàmbali nañu ñoom tàmbali seen surga commencé na ba tubaarikàlla tool yi naat nañu waaye xam nañu xalaat nañu ak feebar bi tiit nañu daw nañu bàyyi fa ña nga xam ne ñoom lañu doon jàppale yow mi borom kër gi arrosage ba ca biir ak sa njaboot mënoo ca dara xam nga ne yooyu kon tool kon day yàqu tey képp ku nga xamante ni yaa ngi doon liggéey rek yaa ngi doon lépp ci banque bi di ci def fan la ñu jëm ak banque bi fan la ñu jëm ak banque yi metti na wóor na yàlla ni metti na te 60% yi liggéeyuñ ci usines yi mbaa nga ni 70% yi sax liggéeyuñ ci usines yi ñenn ñi chef de famille ay jigéen lañu seen i borom kër ne law bàyyi leen faak seen njaboot ñenn ñi di ay wax borom kër yu ndaw yu nga xamante ni bii amuñu benn emploi dañ doon fortaat di taf-tafi di dundal seen njaboot kenn amatul foo jëm ci zone de Niayes kuy lim lu fu metti rek na nga ko limaale vraiment dans la zone de Niayes fii liñ ñuy dund metti na metti bu nga xamante ni da nga xëy toog sa kër da ngay am gàcce ndax li tax mooy nit ki da lay yaakaar ñëw di solliciter lu nga xam ne da nga koy dimbali doo ko am doo am loo ko jox
du yaakaar ji mu yaakaaroon ci yow day tas day sax mën naa sax day ñàkk ngëm gi mu gëmoon ci yow sax day deñ te déedéet kon loolu tamit li gouvernement bi tamit il faut ñu am lu ñu wax ci wax ndax en tant que leader rural en tant que membre sincère wax dëgg yàlla képp ku nga xamante ni ci jamono yu ñu toll da ngay teg dara ci biir Sénégal gi du ko doxal bëgg mu dox nga bàyyi sincère ginnaaw ñun day gaañ nga ñu blessé nga nu ndax ñun tey fépp fu nit toog rek bu fa seen soor toogul dañuy defen tey duñ fa am suñu lañ fa war a am ndax sincère moom la ñu am fi la ñuy jox ci sincère la ñuy déglu vraiment ndax mooy nit ki nga xamante ni moo taxaw tey di défendre tey suñu ay problème di ñu jàppale di ñu former di ñu encadrer te di ñu gunge kon damay yemale fii sama kàddu ba ci kanam rek maa ngi jégalu bu baax a baax jërë ngeen jëf. ci kaw loolu tam comme ni ngeen ko waxee fi mu ne dem nañu ba ci biir feebar bi tamit mu jur ay mbir yu nga xamante ni bii dispensaire poste bi nga xam présenté bi fi nekk kenn ñemeetu faa dem ndax xalaat nga ne boo fa demee yenoo fa feebar ñëpp nga lemu ci seen biir kër yi vraiment mu jur lu nga xamante ni bii lu méttee métti la. kon foofu ñun fi mu nekk nii ci Daaru Xudoos ñu ngi ciy dund bu nga xamante ni gi vraiment dund gu metti la ma xamal leen tamit leen problème bii touché na secteur yu baree touché na ko fi comme ni ngeen koy élevage bi maanaam maraîchage bi ñi nga xam pêche bi lépp li nga xamante ñu ngi koy yëngatu fii rek maanaam tey problème bi touché na ko li ñu xalaat nag nga xam ne ni moom la ñu xalaat bu mag bi ñu am loolu tey ñu am ci ab gunge dañ ciy sant bu baax a baax Enda Pronat ñu ngi sant de passage hélas di ko nuyu di nuyu Thierno waaye nu ngi nuyu itam Jean ndaxte li tax ñu leen di nuyu mooy ñoom ñoo ñëw collaborer ak Ñaay FM bu Mboro nga xamante ni ubbil ñu fa ay antenne ay waxtaan nga xamante ni chaque 2 jours dañuy invité ñaari leader ñii léegi-léeg mu doon ñaari ñu nekk ci santé léegi-léeg mu nekk ñaari maraîcher léegi-léeg mu nekk ñaari responsable yu nga xam ne ñëpp ràññee na seen xam-xam pour ñu waxtaan ak population bi ci sensibilisation bi pour vraiment ñu respecter barrières yi loolu tamit bu amee dañ ciy gërëm bu baax a baax maanaam Enda Pronat ci contribution bu mag bi nga xam moom itam mu ngi koy contribuer ci biir monde rural kon loolu tam dinañ leen ko wax en tant que membre sincère dinañ leen ko wax kon vraiment ci sunu zone bi amel ngeen ci njukkal bu baax a baax Enda Pronat ci kaw loolu tamit ñu ngi continuer rek waaye daal metti na. man nag sama question pour ñaari invité yëpp moom mooy comme que tëj nañ marché yi te j'en suis sûr que les exploitations familiales yi am ay produits elles sont obligées de vendre nan la ñuy débrouiller wu pour vendre ak ban impact la am ci prix yi yaa ngeen jëf. foofu luuma yi ci boppam da doon jouer yeneen fonction am na fonction économique am na fonction sociale dafa am fonction yu bëri ndax ci luuma yi site la bu nga xamante ni rendez-vous lañ fi daan joxe bëri na ci gox bi ay kilifa wala ay producteurs yu nga xamante ni ak sax ay commerçants yu nga xamante ni ci luuma yi ci lañ doon joxe seen ay rendez-vous di ci daje di ci def seen petite réunion di ci fixer li nga xamante ni mooy doxal seen ay activité bu doon teen sax jënd siwuñu jaay siwuñu itam réunion boobu dafa leen doon jaral ñu déplacé wu ndax jouru luuma bi dafa nekk jour bu nga xamante ni retrouvaille la aussi déplacement bi dafay yomb aussi itam ñëpp dañ fay ñëw mu nekkoon occasion pour ñuy tenir seen petite réunion yooyu. beneen bi itam ci luuma yi daf ñu doon faciliter ñuy tase ak ñi nga xamante ni ñooy pratique traditionnelle ñi nga xamante ni ñoo yore fajum olof bi ndax luuma bu nekk rek xam nga ñi nga xamante ni ñoo farewoo ci fajum cosaan te nit ñi dañ daan ñëw di leen fa fekk si te dañ daan am satisfaction te dafa bokk ci seen dund loolu lañ taamu te doon nañ ci gis ay résultats te loolu ba tey tëjum luuma yi yàqal na leen ko. beneen bi mooy yeneen service yu nga xamante ni dañ ko doon am ci luuma bi bu nga xamante ni xëy na du jaay wante suñu jur yi lu mel ni suñu ginaar yi lu mel ni suñu xar yi lu mel ni suñu nag yi ñi nga xamante ni ñoo yor garab yi dañ daan ñëw ci luuma yi nga gis nga xam day dem luuma su paree jënd li nga xamante ni mooy faj xaram wala mooy faj tagam wala mooy faj bëyam wala mooy faj ginaaram indaale ko di ci ravitaayoo ba kër bis bi dellu si mu delluwaat luuma loolu yëpp tey tëj luuma yi indil nañu ko comme jafe-jafe. ci bi ñu demee ba nga xam ne tëj nañu marché bi ci diiru fukki fan yooyu ak ñett àggaguñu ci fukki fan yi ak ñett juróom benni fan la ñu am ma ne dëkk bi mel ni luy toj maanaam famille yi nar a dee ak xiif
comme ñun ni ñu xamee ampleur bi ba nga xamante ni bii ak ragal feebar bi ba nga xamante tëj nañu marché bi am na ñu nga xamante ni bii xamee nañu ko ne te nekkoon ci marché bi di jaay waaye li ñu préféré mooy dem jaay yi buñ ca doon dee sax ñu jaay ci ndaxte bu ñu tëjee marché bi duñu am lu ñu dundee comme ni ngeen ko waxee effectivement noonu la demee am na ñu nga xam ne dañuy dem ca ñaay ba béy mais ñiy béy ca ñaay ba en général ndax fi suñu activité principale c'est le maraîchage ñiy béy ca ñaay ba du ñu nga xamante ni ñoom ñooy jaay si bagage bi am na ay borom saret ak i baana yoo xam dañuy dem jëli ko indi ko ci marché bi ay jigéen yu taxaw ak i góor yu nga xam bu ñëwee dañuy wàcc saako yu jàll di jaay seen dund bépp ci la nekk. am ñu nga xamante ne ci géej gi la ñu féete dañuy def transformation kii bi produit bu géej gi léegi ci la ñuy jël ñoom itam ñëw ci marché bi di jaay comme ni ngeen ko waxee. am ñu nga xamante ni bi dañuy def ay dibiteri lañu dañuy toog ci marché bi di lakk di jaay ñeneen ñi caaf lu waaye di yëngutu rek ci marché bi au bout ndogale bi ci kanamu commune bi ci la ñu koy defee bi ñu ko tëjee bi ñu toogee au bout de quelques jours rek révélation bi jóg ci dëkk bi coow li mel ni toq suba ni nit ñi dinañu dee ci biir dëkk bi ñu ngi daw feebar yi waaye feebar yi di ngeen ko daw waaye nit ñi dinañ dee ci suñu biir kër te effectivement te muy dëgg ndax boo xoolee 60% ci ñi nga xamante ni ñoo yëngu foofu maanaam liggéeyu ci usines yi la fa usines yaa ngi fa malgré mais liggéeyuñ ci. waaw damay dellu si waat rek parce que Cheikh Tidiane moomu dafa soulever ay points yu am solo man am naa yaakaar ni kuy wax érosion côtière ku ne man ngay waxal parce que bu xool macha allah daal sama kër ak géej gi boobu dara teqalewu leen xanaa kër yi daanu kon ñun ñiy dunde impact érosion côtière ñun noo koy dunde man bu xam ne dëll sax sama lal bi day yëngu. waaw mu nekk ay phénomènes yoo xam loo xam ni c'est dû au réchauffement climatique parce que booy xool ndoxum géej gi dafa yokk bu baax a baax ñun bi ñu gënee nekk xaleel di jàngi école bu ñu daan tuuri ndox dañuy dox lu sore kon bu ñu ñëwee ba xam-xam bi bu dóoree jéggi miir bi te miir amatu fi sax kon day nekk lu metti muy phénomène sociaux boo xam ne ñun dañu koy dund au jour le jour ci wàllu aménagement. quai de pêche yooyu état bi jël man loolu dama xalaat ni politique gu état la man damay wax ni état lu muy liggéey lu nekk te boolew ci communauté bi échec lay jur ku ne gis nañu quai de pêche bu Pout ni mu mel état bi liggéey ci dugal si ay milliards mais gaal teeru fa quai morte la dafa mel ni terrain de basket bu fekkee match amul kenn du ko ubbi. mais c'est-à-dire bu fekkee da ngay def ay investissement à ampleur boobu et puis nekk utilité publique askan bi noo ko moom noo koy jëriñoo ji ëllëg mais da nga leen di laaj seen xalaat ba pare boole leen ci processus bi kéewu Pout boo ko rombee lompul moom japonais yi neenu à chaque fois bu nu rombee seen xol bi day jeex mais xoolal yooyu investissement yooyu alal bi nu ci dugal ba pare tamit Cheikh damay wax ni gis nga sunu camion frigorifique yii di joxe jën. c'est regrettable mais camions yi du pour jën camions yi pour légumes ak fruits moo ko tax jóg gis nga camion buy yëpp jën dafa am nga xam ne mun na si def 6 ba 8 jours du yàqu du def dara foo ko mënti yóbbu ci biir Sénégal ou bien dans la sous-région mun nga ko yegg jën bi ni nga ko teere si gaal bi noonu nga koy jote ci marché bi dama yaakaar ni mesures yooyu yëpp dañu koy jël di nax sénégalais yi mais comme ni nga ko waxee rek politique de développement bi moom moo faible wa ilaa moo fragile ñun constat boobu gis nañu ko déjà avec si pandémie bi doon nañu ko jooytu bu yàgg nu ni waxu acteur la mais bi liy ñëwee daf ko fësal gën ko feeñal bu baax a baax dama xalaat ni nag sunu autorités yi ak état yi dinañ si jël en compte bu baax waaw macha allah loolu laa ci doon indi ci point boobu. waaw soxna Yaram bu quai de pêche Pout bi mënoon naa ci développer fii ba ginnaaw suba ndax à l'époque contrôle la ndeysaan bi ko fa jéem a koy ñëw di inauguré si oto yi sax dañu mujjoon di fa sotti ndox pour oto yi mën fa jàll quai de pêche boo xamante ni oto mën fa àgg ngelaw bi mi ngi ñëw di fa nu mu tuddati di ko suul doy na waar daal xam nga yooyu yëpp aussi mooy li ñu wax les éléphants blancs gisoo li nekk foofu ci goxu mbaaj aussi quai boobu ñu ni xaw ma 800 millions wala 900 millions kooku yooyu yëpp boo xoolee aménagement aussi bala ñuy defati dara yooyu je pense que CNCR moo waroon a porter la voix jéem a xool ak yenn association de pêche yi ñu jéem a xool bala ñuy defati benn aménagement
ak ñu laaj leen seen xalaat boole ko say experts yi nga xamante ni ñëw nañ ci érosion côtière rek yooyu yëpp ñu seet ay places yu indiqué pour ñu mën fa def yooyu te mu am ay mesures d'accompagnement. waaw merci beaucoup jërëjëf présidente Dieynaba Sidibé si photo bi et j'en profite également pour wax ni que ñi am ay documentation tout ce qui est voilà ay photos illustratives wala yooyu aussi baax na waxtaan bi ku mu fekk ca marché ba sax c'est bien ah ku mu fekk ca marché ba sax jëlal photo nga envoyé ñu ko boo fa mënee am sax petite interview ak benn jaaykat wala yooyu am na ci solo donc on est à l'écoute merci beaucoup. waaw Chérif loolu day am na solo moom la ñu waxoon si njëlbeen rek mooy développement kii fa partenariat bi war a am ci diggante kuréel yi rek ku nekk yaa ngi liggéey loo xam ni sa morom da ko soxla nan la ñuy fexee ba weccalu compte bi gën a sax gën a dëgër ba ku nekk gis ci boppam mais day wax dëgg yàlla man de ku soxla jël ma jox la ku soxla géej ak tàmba jag ma jox la mais fu muy jaar parce que comme dañu teg état d'urgence jokkalante bi ci diggante communes yi sax booy xool ñun région de Saint-Louis paal la nu man yem kon ku am sa produit bëgg ko yóbbu disponibilité bi moom mi ngi fi kenn natable lawu ko mais système de distribution bi ça peut loolu moo posé problème pour le moment nii gis nga bu doon woon loolu bu ñu mettoon en place benn ay canal de distribution am naa yaakaar ni jafe-jafe yu bare dina wàññeeku parce que bu ñu jëlee 4 zones agroécologiques yi nga xam ni moom la am bu ñu ñëwee lu mel ni zone des Niayes mais ku soxla ceeb mun nga ko am ku soxla légume mun nga ko am ku soxla jën mun nga ko am boo ñëwee dans le Saloum ku soxla produit de mer mun nga ko am ku soxla gerte mun nga ko am ainsi de suite le sud la même chose mais transport bi man laa xalaat ni moom moo posé problème mais comme xalaat bu nu junj la mun nañ ci réfléchir pour bu nu yàlla dimbalee kàttanal ne suturaal ni incha allahu rabbi ba nu génne ci mbas mi mu nekk loo xam ne ay pexe yoo xam ni mun nañu ko développer ba fédération yi gën ci soqaliku gën ci gis seen bopp man daal loolu laa ci amoon comme gis-gis. salaamaaleykum mbooloo mi man maa ngi tudd Ndeye Ngone Fall di liggéey IPA maa ngi nuyu waa CNCR di nuyu sama mbokk IPAR yi sama mbokk béykat yeeg sama kat yeeg ñëpp ñu intervenir di leen sant bu baax ci échange yi jëlee nañu ci xam-xam bu bari macha allah di sant invité yi. ak intervenant yëpp panel bi moom seen panel la échange ngeen ci bu bëri ñu jël nañ ci xam-xam yu bëri et puis mucckaay bi rek mooy seet nu ñuy ubbee marché yi ak solution yi ñuy apporter mais comme pour mu ne nii solution d'urgence la ñuy seet ñëpp ñuy seet nu ñuy ubbee marché yi mais peut-être yéen mi yore luuma yi comité yi nekk ci luuma yi comme nu ko waa Daaru Xudoos def peut-être yéen war ngeen mën a organiser seen biir. proposer ay solution jébbal ko ñu représenter nguur yi seen localité bu leen xaar ñu proposer leen organiser leen seen biir wax leen ne yéen ngi jël seet nu ngeen di jéem a organiser seen biir pour seet ngeen organiser njaay mi ak jënd bi c'est vrai que décret état la ci état bi lu jóg ñu tëj marché yi mais comme vous l'avez dit metti na trop léegi seet yéen na ngeen di proposer ay solution état bi pour seet ngeen ubbee marché bañ leen xaar xëy na bu leen joxe ay solution yoo xam ne dal neen seen xel dañ leen jàppale ci mesures yi pour ngeen ubbiwaat marché yi nànk-nànk parce que yéen a koy dund yéen a xam ne nekk seen biir yéen a xam ne gën ci yéen loolu laa doon wax daal ndax da ngeen seet seen biir yéen comité yoo dem marché yi def ay solution tëkku ko jébbal ko kilifa yi ñu seet ngeen leen jàppale ngeen ubbi marché moo gën ngeen leen di xaar jërëjëf lii nag li ma yónnee nii dama xaw a tënk rek solution yi ñu proposé du yëpp nag parce que macha allah solution yi bari génn fi dañ ko xaw a tënk léegi pas solution yi problème yi solution yi tamit am na mu si xaw a tënk xëy na balaa solution bi jeex dinaa ko partager ak yéen mais yëpp nañ ko tënk si kayit comme ni ko sama benn naataango demandé ñu def ko si lu kayit def ko si benn note boo xam ne nañ ko mun seddoo ak yéen ñëpp jërëjëf. waaw asalaamaaleykum Ngoné na ngeen def ça va bien waaw li nga wax moom vraiment c'est vrai waaw man man sama proposition ci marché yi mooy organiser les éleveurs
encadré leen jox leen ay masques yu doy jox leen ay gants jox leen ay gel ñu kaalawu surtout kaala ñu gën a yokk seen kaala yi dispersé nag dispersé ñu bañ a entassé ñu dispersé rek dinañu mën a jaay te kenn du sonal kenn waaw ñu dispersé ñu respecté les normes yi loolu buñ ko defee yaakaar naa ni dinañu jaay ci jàmm ak salaam te yàlla dinañu musal ci mbas mi waaw jërëjëf merci